jërëjëf internetu www.baoltimes.com ñëwaat ak yéen seen émission nay leer tey nag ñu dalal ci Demba Sène nekk benn responsable politique nekk Médinatoul di liggéey ci ginnaaw DG Sayer Diop di DG wu AME agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie salaamaaleykum Demba naka def. maaleykum salaam Racky Diaw. Demba yaa ngi sa émission nay leer waaye débat bi moom fi ñu koy ubbee dañoo gis Demba ci diggante temps bu gàtt rek Demba jóge ci Sayer culbuté dem ci Tafa Gueye jékki-jékki duggaat ci Sayer tey bu ñu xayma loolu li waral jeu boobu lan moo la neexul ci Sayer ba nga bàyyiwul Sayer. waaw maa ngi nuyu waa Diourbel yëpp di nuyu waa internet yëpp di nuyu waa Baol Times di leen sant di leen gërëm di wax ni loolu question la boo xam ne du ma bett parce que fu ma dugg fu rek il faut ñu poser ma question boobu mais lu simple la parce que Sayer man nee naa dama def 20 ans politique boo xam ne dama koy ànd ak ay responsable yoo xam ne nii dëkkunu Médinatoul dëkkunu Médinatoul ànd naa ak 16 ans Mamadou Tall mu nekk responsable politique nekk président conseil régional nekk directeur cabinet ministre de l'environnement 2 fois avec Diagne Fada ak Thierno Lo nekk aussi directeur général de l'ENA nekk foofu yëpp pendant 16 ans bi ma jógee si loolu sama benn xarit du ma tudd turam bon ma toog jaaxle na quoi mu ne ma bon ce que tu vas faire mooy da ngay ànd ak koo xam ne nii day commencer bu ko defee bu ngeen demee ba nga xam ni yàlla dogal na ngeen am réussite politique yéen a koy àndandoo réussir ca laa xoolee gis Sayer mu nekk xale bu yaru xale bu am respect xale bu bëgg boppam xale bu bëgg politique ma dem ànd jeeg moom ñu ànd di politique pendant 6 ans bon loolu moo tax muy 20 ans ba ma évaluer ne j'ai fait 20 ans yoo xam ne nii dama ko nekk si àll bi bon jot na nag léegi ma dellu Médinatoul sama koñ bi nga xam ni fa la dëkk comme ni ma ko waxee woon di nuyu de passage le DG Moustapha Gueye di un jeune boo xam ne nii bu am yar la bu am teggin bu am respect wax dëgg yàlla bu amoon considération ci man yàgguñu dara maa ngi nuyu même entourage am nekk ay xale yu baax yu am respect yu ma yëgoon yu ma joxoon cër bi loolu amee ci laa jógee tekki-tekki rek jóg nen man nag léegi jot na ma dem Médinatoul ànd ak responsable Médinatoul liggéey pour Médinatoul koñ bi ma dëkk parce que yaakaar naa ne nag jot na ma dellu sama koñ ci laa demee si Tafa Gueye bi ma demee si Tafa aussi wax dëgg yàlla mu jàpp ma jàpp bu am solo jox ma cër jox ma sama wàccuwaay ak ñi ma àndal ak waa këram ñëpp ak ay jeunes am ñëpp d'ailleurs dañu danoon sax jëm ànd ak man jiital ma ba si DG les jeunes ne ko désormais DG on est derrière Grand Demba pour ñu liggéey pour Médinatoul mu nekkoon lu ma neex yàlla dogal Sayer aussi toog def analyse ne moom daal ngoram mayu ko ma ànd ak moom ca ba nga xam ne dara du dara yoragul dara mënagul dara nekk président mouvement kese ñuy ànd ba yàlla dogal mu nekk directeur général may bàyyi ma di ko ma ko bàyyi di dem feneen mu ne moom ngoram mayu ko lool mu dox ci ay jéego yónni ci ay nit woo ci ay téléphone doxal ci moom ci boppam ñëw ba si man parce que olof Ndiaye nee na sax benn picc yàqul ndaje waaye nag wax dëgg yàlla moom ngorom mayu ko ma dem bàyyi fii li ma ànd ak moom ba mu am teraanga ji ma am nii ci président Macky Sall bi mu waxee loolu aussi ma ne ma xam ne wax na dëgg la nit ñi ñëpp kenn bàyyiwuma waa Benno Soppi Njaareem maa ngi nuyu de passage Khoudos Diallo Aïda Mbène Ndiaye Aliou Dia les autres là ñoom ñëpp ndaw kenn bàyyiwuma ñoom ñëpp ku ne di wooye Gossas Ndiaye ku ne di woote ku ne di wax ku ne di ñëw ma ne non comme demee ne noonu te lépp c'est dans l'affaire amul problème baal ma delluwaat ànd ak moom rek xam naa ni bis du ñàkk daal loolu mooy problème bi. yaakaar naa ne foofu la ñu yem c'est intéressant boo nee lépp dans l'APR. nan nga mën a jógee kon ci APR dem ci APR est-ce que mën na sens. waaw comme ni ma ko waxee mooy li sens bi mooy bon man damaa jógee Médinatoul di ñëw Cheikh Anta te am responsable Médinatoul mais loolu moo ma si dugaloon yóbbee ma man tamit war na maa toog Médinatoul nag ànd ak responsable Médinatoul yi liggéey pour Médinatoul parce que samay xarit yi nga xam ne ñoom lay toogal di waxtaan toujours dañ ma doon saññ ci loolu jot na pour nga ñëw Médinatoul wane sa bopp parce que ñi may àndal ñëpp Tafa Gueye ay gorom lañ ay rakkam lañ ay magu jabaram ak ñooñu ay frère jabaram rek laay àndal ñoo bokkoñ léegi nit ñi topp ma si quoi comme ni koy waxee rek nit ki génn wàll gi nga moom gi ci def say moroma ko moom surtout que ñu topp si man benn affaire ma ni bon amul problème loolu moom mu yóbbu woon si Tafa. jërëjëf mbokk yi di leen fàttali yéen ak seen émission nay leer ñu dalal ci tey Demba Sène premier ponk bi maanaam ji fi jaafa bi moom
après fi mu mujjee xam nañ ko daal. waaw relation bu particulière bi nga am ak kon Saer Diop ba ngor googu moom may ko comme ni nga ko waxee bu dee yow tamit ngor may la nga delluwaat ci moom dafa am relation kon particulière boo xam ne dañu ko dund yëpp waaw loolu moom am na. Saer dem nañ ba maa ngi moom nekkuñu responsable ak militant dañu dem ba nekk comme ay frères parce que Saer bi muy commencé 2014 kenn neewu fa woon ñun rek ñoo fa nekkoon ñuy ànd ak moom di jóg di daanu di ànd ak moom di guddee di ànd ak moom di bëccëg di ànd ak moom ci naaj di ànd ak moom ci sedd heure bu ne tëdd nañ ko heure bu ne dox nañ ko heure bu ne daan nañ toog ba guddi sax duñu xam lu ñuy def ñu tëdd jóg toog di réfléchir nan la ñuy def pour am réussite yàlla dogal ñuy ànd ak moom bi may dem si moom sax fekk naa investiture yi ñu def bind investiture yi ba pare boo ko moon d'ailleurs si li si ba mais terewul ma jàpp si bu baax a baax lépp mel ni man lañ doon fal man lañ doon investir ma ànd ak moom ba yàlla dogal mu am 3 conseillers jël 3e 2 conseillers jël 3e mu nekk lu rafet lu am importance ci liggéeyam bu rafet bu mu liggéey ak jom ju mu wane ak fulla boo xam ne lépp lu muy dugg ca la koy def ba yàlla dogal madame la présidente Aminata Tall gis ko andi ko si këram muy ànd ak moom di liggéey ba mu def ko coordonnateur des mouvements et des partis alliés derrière madame Aminata Tall yàlla dogal muy ànd ak moom Aminata di ànd ak moom di ko présenté président ñuy wax di dem di dikk ba président jël ko jox ko direction AEMA mooy te daanañ dem ba ni Saer Demba Sène rek moo ko mën a waxtaan honnêtement moom sama xarit la. ay gaañ ngeen non ay gaañ lañ. bu politique weesoo quoi. non bu politique ay gaañ lañ. jërëjëf mbokk yi yaakaar naa loolu leer na waaye ñu dikk ba léegi ci kujje politique bi parce que ni nga ko waxee yaa Saer Diop yaa Dame Diop yaa Moustapha Gueye bi nga doon wax ak ñeneen ak ñeneen mais ñu gis ne kujje bi ñun ñëpp ñoo bokk benn ndab bu ñuy sotti waaye yenn saa problème day am temps yii nag gis nañ Dame Diop ak Saer Diop Dame Diop doon na ko visite ba dafa amee dilu ñu nas wala déet. déedéet amul dil même Tafa Gueye tout récemment bi muy def meeting am bi dafa invité Saer dafa jël téléphone am woo ko invité ko parce que ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñuy sotti loolu nag c'est très important parce que kenn nit rek dem di root di sotti ci ndab groupe ku ne rootandoo quelque part ñu ñëw sotteendoo mooy ëpp solo loolu moo waral kenn ku ci nekk ber sa yoon mais lépp lu ñu liggéey c'est pour le président Macky Sall lañ koy jox moom lañ koy sottil. mais noo gisee tey jii nii kujje bi parce que li ngay wax ni rafet na loolu mais est-ce que loolu am en réalité. non loolu moo am parce que bu amul woon je pense que ni Dame Diop dem di seeti Saer Tafa Gueye du am meeting dem di invité Saer kon ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokk lu ñu bëgg li ñu bëgg mooy réussite affaire li ñu bëgg mooy réussite président Macky Sall kon donc ñoom nit ñee fi nekk rek di wax ak affaire yooyu noonu gisalante wala par exemple les militants yi nga xam ni comprendre nu di xuloo mais ñoom en tant que responsable ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp ñoo bokk di liggéey. jërëjëf internautes yi ak téléspectateur Baol TV la première chaîne régionale de Diourbel yéen seen émission nay leer ñu dara ci Demba Sène Demba fi mu ne nii nan nga gisee équipe municipale bi nga xamante nii Malick Fall moo nekk ci bopp bi depuis 2014 Diourbel am na coppiko waaw waaye coppiko yi waa affaire yi ñenn ñi nee nañ dañ naan président ko def ñu naan ci ay maag la def yow nan nga jàngati discours yooyu. waaw mais loolu leer na président moom moo am initiative am yu rafet yu baax. parce que boo xoolee du Diourbel rek moo soppeeku boo xoolee raison boo dem am na coppiku am na xar kanam gu bees ci wàllu tali ci wàllu lamp ci wàllu infrastructure loolu Sénégal gépp la maire bu mu doon maire bu raison bu mu nekk maire ba yàlla moom la tombeel mu tombee ci loolu mais liggéeyu président Macky Sall la moom xalaatam la defam la loolu c'est clair loolu ñëpp xam nañ ko. léegi nag Malick Fall nan ko gisee doxalinam. waaw Malick c'est un maire la boo xam ne nii maire la quoi mi ngi góorgóorlu mi ngi jéem di def li nga xam ne nii moom la man ak li nga xam ne nii foofu la xam-xamam toll ñu ngi ko ci remercier di ko encourager di ñaan mu gën a yokk nag gën a taxawaay bi parce que affaire bi du rek dem ci ngénte yi dem ci dëj yi dafa laaj yeneen i liggéey dafa laaj yeneen i affaires yi laaj yeneen i bagages mais n'empêche ñu koy remercier c'est quelqu'un qui est bien. conseil départemental. n'est-ce pas kër gee nga nekk xaaral ngay jiite ko moom tamit liggéeyam. parce que collectivité la ñu wax ñaareem la ñu wax noonu nga gisee kër gi ak doxalin xaaral. waaw xam nga man du ma conseiller mais agent conseil départemental la. ok agent la quoi au conseil départemental. Khadim aussi mi ngi jëm ci département bi bon mi ngi liggéey
ci département bi nit ñaa ngi koy gis mi ngi góorgóorlu di def mais je sais que bu doon waa APR la ci lay gën a doxee ci lay gën a ëppee solo. bu Khadim nekkoon na APR. waaw non même bu waa APR yoroon département bi wala ñu yor mairie bi je crois que ci lay gën a ëppee sens quoi. waaw léegi kon nag ñoo ngi waaj a jogante. xam nga ñoo ngi waaj ñëpp di waajal jogante yi xamaguñ dat yi. waaw est-ce que am nga yàqin wala yaakaar na tey jii bu ñu demee jogante yooyu APR dana am ndam. pourquoi pas APR fi mu toll nii xajuna si kenn APR loolu ba ñu ko wax lañ doon xam ne nii nag dafay oyof nii mais bala ñu ko a xam ñu dem waxuma la liggéey par exemple dama bëgg nga xool leader yu nekk kenn ku ci nekk liggéey ci sa côté ñoom ñëpp suñu dajalee liggéey boobu noonu xajuna si kenn. mais est-ce que liggéey boobu mën naa dajaloo est-ce que lañ ànd parce que gis nañ fi 2014 ñu fi demee présidentielle et tout à chaque fois y a des camps. waaw parce que loolu présidentielle yi nee naa la système la ba tey xam nga par exemple bu ñu àndandoo noonu ñoom ñëpp bu ñu dem kër Cheikh ñooy ànd dem kër Cheikh bu ñu dem kër Baye Laye ñooy ànd dem kër Baye Laye bu ñu dem fële ñooy ànd dem fële loolu ça prend du temps léegi su fekkee ku nekk tas nga daw liggéey yi ñu dajale moo ëpp doole loolu moo waraloon mais je crois que ni ñoom ñi fi nekk ñëpp ay patriotes lan et puis ku ci président ne leen defal nangam moom la ñuy déglu moom mooy kilifa parti bi te ñoom discipline de parti bi la ñuy topp comme lu leen parti bi wax loolu la ñuy def waaw ça je le crois. tey jii nag ci wàllum Macky Sall mi nga xamante ni mooy réew mi Sénégal tombeeg mbas mi dëkk bi gars yi nee nañ métti na Macky Sall dafay nekk di def ku mu ëpp doole jàpp tëj gis nañ affaire Boubacar Seye bi rek temps yi nga xam ne ni mooy lépp dëkk bi yow da nga jàngatee gouvernance Macky Sall tey. waaw xam nga nit ñi moom par exemple opposition loolu mooy rôle am parce que man su ma nekkoo opposition par exemple yow nga nekk pouvoir soo jëloon tali bi def ko or def ko 24 dama naan non 24 bi dafa 10 bu ko defoon 18 carats loolu mooy loolu opposition. c'est normal que par exemple acte boo xam ne ni état def na ko ñoom ñu jóg indi ci seen i wax mais nit ñi defuñu xam nañ ni le président mag dëkk bi am na justice am na yoon te wax dëgg yàlla ko ci wàcc yoon aussi dañ lay dox di la jaaroo ci yoon teg la si yoon. loolu gisee daal yow tu es pour la politique de Macky Sall quoi. non je suis entièrement pour la politique de Macky Sall parce que je suis de l'APR. ah nekk APR comme tax na loo gisee da ngay noppi. non su fekkoon Macky def na loo xam ne nii jaaruwul. damay naan lii mu def nii kat man ànduma si wala ma ne loolu de man aw ma si wax parce que c'est normal parce que Macky nit la rek te ku dul juum amul kon Macky mën na juum mën na def ay erreur mais du c'est pas parce que comme ni opposition di def nga xam ne acte bu président def rek nga jóg taxaw ne loolu dara baaxul si wala nguur yàq ko loolu aussi baaxul parce que bu fekkoon ni président bu defee lu baax opposition bi jóg tàccu ne vraiment li président def lu baax la su ne taxawee tey ne président juum na nit ñi dañ naan way président juum na mais est-ce que mos nga dégg benn yoon opposition taxaw ne li président def lu baax la saa yu defee li mu def baaxul loolu mënut a nekk donc moo tax ma leen opposition bi seen rôle la ñuy def c'est normal. jërëjëf Demba ñoo ñu waaj a yëkkati jotaay bi waaye bala ñu koy yëkkati faaw ñu laaj la tuuti parce que sa candidat di sa leader di Sayer Diop day samp ci candidat lay doon ci mairie bi ñu jëm wala dit. waaw loolu moom affaire la bokk xam nga dama la wax léegi ne la c'est le président qui décide mais il est candidat parmi les candidats si par exemple le président ne kan moo bëgg a doon maire Diourbel moom dina ne bëgg naa keneen ne bëgg na keneen ne bëgg na président nag mooy xool kam ko neex mu ni kii kat mooy mu nekk candidat bi topp leen si kawam boobu loolu laa si am loo xam ne mën naa la ko fi wax. léegi kon ban appel ngay lancé vraiment militants yi nga xam ne ñoo ngi ci gannaaw Sayer na su ci di liggéey moom. waaw li may lancé appel bi nga xam ne militants yi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw Sayer topp di liggéey moom mooy ñu gën a góorgóorlu gën a liggéey xam ne Sayer c'est un jeune mi ngi góorgóorlu di def bu baax a baax bu ko neexoon it mën na bañ a politique parce que yàlla dogal na yàlla may na ko wërsëg may na ko teraanga bien avant nga muy dugg si politique am ay entreprise am di liggéey nekk aéroport di jaay crédit kon donc politiqueul pour am dara parce que avant muy politique oto bu ministre dawal mën na ko dawal avant muy politique kër bu ministre dëkk mën na fa dëkk am na ko dëkk na fa kon donc dafa politique pour bëgg indi contribution ci Diourbel dafa politique pour bëgg a wane ne moom kat Diourbel la jàngee fi la dëkk fi la juddoo fi la yaroo fi la ay mbokkam dëkk kon bu amee teraanga war na am benn affaire boo xam ne dina ko delloo waa Diourbel loolu moo tax mu jóg di sonn di dugg ci poussière bi di dugg ci mbooloo mi di jël xaalisam di ci def pour que xam ne moom doomu Diourbel la war na am cër bu mu delloo Diourbel. wante nag bu ñu fàtte ne ñoo ngi ci pandémie fi mu ne nii sensibilisation bi du doy te feebar bi ñooy gën a gis muy gën di bëri ba gars yi di ragal sax jaaree muñ tëj. lan ngay sensibiliser askan wi tey. waaw askan wi li ma leen di sensibiliser mooy ñu respecté suñu bopp respecté doomu aadama yi
parce que bu dul dara am nañ suñuy njaboot suñuy kër am nañ kilifa suñuy kër que ñu respecté di takk masque yi di diwo gel di raxas suñuy loxo lépp loo xam ne nii waa wér-gu-yaram digal nañ ko askan wi topp ko ngir jàngoro ji génn ci réew mi loolu laa am la ma ciy digal. ñoo ngi lay jaajëfal Demba sa mot de la fin lan lay doon bi ngay tàggatoo ak téléspectateurs yi. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni maa ngi ñaan yàlla feebar bi nga xam ne nii moo nekk ci dëkk bi yàlla jële ko fii yàlla lafal nu cat may nu sutura ak teranga jàppale suñu dëkk bi nga xam ne amuñu lu jëm moom muy Bawol di Diourbel yàlla yóbbu ko mu nekk ci dëkk yi gën a taaru ci Diourbel Sénégal. jërëjëf Demba Sène jërëjëf internetu www.baoltimes.com ak yéen ñi nga xamante ni yéen ñu doon suivre seen web TV di Baol TV la première chaîne régionale de Diourbel bientôt yàlla na ko yàlla indi fii la ñu am ak yéen seen émission nay leer ki ci daloon moo nekkoon Demba Sène di leen jox tax daje ci beneen numéro ak beneen invité jërë ngeen jëf.